am mbégte àndaat ak yéen ci seetu bi cet après-midi on vous accompagne avec un programme boo xam ne certainement dina leen neex xam ngeen ni nag bu ñu jógee ci 2021 attaqué 2022 bàyyeeguñu ndax dañ leen di gunge raison pour laquelle seetu bi di ñëw cet après-midi ngir gunge leen ak ñi ma ciy àndal team seetu bi cet après-midi di leen béggee bu baax a baax a baax vous nous regardez un peu partout j'allais dire que vous nous écoutez ndax ci rajo bi laa jógee wala tuuti ma ni vous nous écoutez mais vous nous regardez en même temps un peu partout fu ngeen mënti nekk ci Sénégal c'est toujours un plaisir ñu ànd ak yéen mais ànd également ak ñi nga xamante ni ku ci ne lañ leen sopp ci li ñuy def tey nag waxtaan bi lu tax mu nar a neex mooy débrief la ñuy def dinañu débriefer Grand Bal mais débrief yi dafa particulière Mado ak ni mu ko dundee Samira ak ni ma ko dundee mais sama waa ji Mamran ak ni mu ko dundee moom nag bosam am na yu ma ci yëg yoo xam ne sax moom yëgu ko d'ailleurs voilà dinaa ko wan ci kanam tuuti am toujours un plaisir ñoom la ñu àndal équipe technique bi ci cet après-midi ngir gunge leen mais mënumaa tàmbali waxtaan wi te du ma nuyu ñi nga xam ne man dama leen bëgg sama xol voilà je vais commencer déjà xam naa tey Samira di nga ma mere tuuti mais je vais commencer par ma maman d'amour Mado salaamaaleykum. Maaleykum salaam Kals, c'est un plaisir comme d'habitude de partager un plateau avec toi mais tey je pense que sama mbégte dafa gën a yokk parce que la très belle Samira machallah smallah je dirais yow moom li may naan rek je prie que le bon Dieu te couvre de sa grâce en abondance machallah au fait ta beauté elle est reflétée comme ça yow ya RAS quoi donc il a fallu aussi ñu cof la tuuti rek duggaguñ la nag miinaguma la trop mais vraiment elle est adorable donc ne change surtout pas parce que les Sénégalais t'aiment comme ça et man perso je t'adore donc Kals nag moom c'est une longue histoire d'amour je l'ai vu je l'ai aimé on dira que c'est Mado man ñëpp laay bëgg Aïssatou Diop Fall xam naa mi ngi crise Mamran nag moom xam nga li tax mu bëgg ka dafa bëgg soxnaam loo wàññil film bi nag gis nga man moo tax ma bëgg ko mais moom nag mais ni ma koy dundee moo ma neex moo tax muy doxalee noonu Kals loolu du si dara li ma waxoon Aba laa lay wax rek loolu du si dara yàgg du si dara wallaay génn guddi rek waxoon naa Aba mën nga cee woy fukki kaset waaw daa ngoro gu yàgg ak sëy bu yàgg dépendre ci loolu yàlla dafa jàpp di nuyu mbokk téléspectateurs alors très ravissante maman Mado comme d'habitude voilà moom bu ñu ko gisee dañuy kontaan mais on est également man nag moom dañoo am tur bu bees man ak moom doom day de laa koy wooye waaw ndax doom day laa koy wooye ndax li ñu seddoo mag Samira bonsoir à toi Kals di nuyu sama Mado nee naa ko man Mado note laa léegi à partir d'aujourd'hui parce que je l'adore bëggante wokk bu daje gestu la danga maa bëgg ma bëgg la rek bluetooth bi la ñuy connecté rek donc maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu également chérie Khadija Mamra Kals nag bëgg naa ci kanam tuuti ñu waxtaan li nga xamante ni mooy Dakar Arena bi mais doomu ndey bi nga wax léegi nii dama la ciy rejoindre waaye ñun tamit foog ñu wax li ñu dund ci Arena bi loolu moom dama bëgg tey xoolal daal lay xaw a nëbbal tuuti rek parce que gis naa ay image mais yéen daal dinaa leen wax noonu la demee donc di nuyu ñëpp voilà kontaan trop ànd ak yow Samira également sur ce plateau Mamran voilà moom aussi mbégte la Sénégalais yi ñoo ko bëggal seen bopp ci li muy def Olof Ndiaye day wax ni boo nekkee ci mbir boo ci yokkul rek da ngaa wàññi dangaa ñëw yokk ci fi Sénégalais yi bëggal la seen bopp ngeen waaj bu am solo ci Dakar Arena waaye li ma ci jaaxal mooy dañoo dem ba ca bés ba kenn seenu la kenn waaw man gis naa la de waaw mais Kals waaw loolu moom la ñëpp di wax ana Mamran fan la nekkoon waaye nag comme li ma wax rek yaakaar naa bu kenn demee demal na ñëpp te ku ñëwante bis ba xam ne borom bis bi Sénégalais yi am na cofeel bu yaatu bu am ci moom moom laay wax Aba démb nee naa ko Youssou bu demee ba tuur rangoon rek xolam fees na yaakaar naa ndax ni ko nit ñi bëggee bi mu demee ba soirée bi jeex sax mu ngi génn ci biti nit ñi toppaat ko bi ci biti kon donc loolu bokk na ci li nga xamante ne ni tey Sénégalais yi ñoo bëgg Youssou Ndour lépp loo xamante ne ni tey ji moom mu ngi koy woote rek dañ koy fekk si ba nga xamante ne bu ñuy ñibbi sax seeni kër duñu doyal kon donc yàlla na ko yàlla defal jàmm suñu borom kattanal ko ndax bu ko yàggee ci réew mi rek yaakaar naa ci yokkute Sénégalais la may nuyu nag waa Thiaroye Géej di bëggee ñi nga xam ne ñoo may bëggee di wax ne Mamran comme ni nga ko waxee man ñi may bëggee te xaw ma leen xaw ma fu mu toll barki démb dama dem ci pharmacie bi di jënd garab borom pharmacie bi ma soloo nii moom xam naa ni ma gën a miine mooy yëre olof yi di am kuy ne Mamran mu ne ma
ak yow yaay Mamran mu ne ko mu ne ma jëlal garab yi ma waroon pharmacie bi yàlla xam na loolu yëkkati garab yëpp jox ma ko ne ma yow da nga may bégal ak sama njaboot mais xàmmeewu ma la woon yàlla xam na ko billaay sama xol tooy ci loolu quoi waaw loolu nag doon loo xamee suy am dañuy sant yàlla rek parce que ñun comme li ñuy wax rek chaque jour doomu aadama boo nekkee ci mbir di ci yëngu na nga ko rafetal xamoo fu muy àgg donc Sénégal nag ñun ñoo ko dëkkee at mu bees bi ñu dëgmal nag ñu ñaan yàlla jàmm rek am ci réew mi kal su nuyoo baa ngi noonu jërëjëf merci beaucoup Mamran moom non seulement kàddu yi dafay rafet même su fekkee ni daf ñuy bégal ci comédie bu waxtaanee ak yow si nga kontaan ñuy waak Caaroy Géej bu baax moo li nag gis nañ leen keroog waaw moo li moom gis nañ leen keroog wane nañ seen bopp ñoo yey ñoom dama jékki-jékki gis ñu sol ay bâche ñoo yey voilà nekk na salle ba tànge waaye danoo soli bâche dañoo sol ay bâche waaw danoo sol gilet ndax la Youssou way lan dem billaay waaw non moom Youssou moo wax loolu wallaay Youssou moo ne ñi koy bëgg ñëpp moo lee ñoo ci gën a danse moo lee ci gën a danse waaw loolu moo tax keroog danse moo li ñëwee yaakaar naa war nañoo danse si salle wallaay alors li ma bëgg ñu waxtaanee ko ci débrief bi un peu Mado ak Samira dafa bokk ci c'était vraiment une date historique pour le Sénégal non seulement ñu jaay destination Sénégal mais wane image bu rafet bi nga xam ne Sénégal keroog doxee na ko dama ciy joxe rek benn exemple bu ndaw bi ñuy départ di dem Dakar Arena man ak sama doom day daanaka 18h xaw ma 19h moo jot ñun ñoo njëkk a yegg waaye ñoo mujjee dugg waaw je vais vous dire pourquoi li tax ñu mujjee dugg mooy dañu ne woon dañoo yegg ba pare ni dañuy génnaat doxantu xool ñu Dakar Arena mel ndekete waxtu boobu la ñëpp di génn ma doon. je te jure laaj ma ban heure lañ duggaat. ban heure ngeen duggaat minuit 35. I don't believe it. génn di jaay touriste. récupérer suñuy badge ba takk ko. ma ne ko doom day kaay ma wax la biir bu amul dara day jooy dama xiif. man fàtte woon naa man damaa def erreur nag dama fàtte woon ni Abis Garden mi ngi fa. Grand Café mi ngi fa mais xel sonn billaahi ma ne ko nañ génn tuuti. ma nit ma foog ni sama doom day dina ma xamal ni Diamniadio amul pas de restaurant aux alentours. ma naan ko non je crois que KFC wala kii Chekacha am na côté yi moom xoolal Rufisque lañ dem maa ngi ma naan ko Mamran man li ma si gën a métti ma naan ko Mamran li ma si gën a métti mooy nit di nga am bëgg-bëgg mais nag yow bañal nee ma bul def mais kal si daal wax leen yéen doon ngeen ñëw fekk soirée bi jëm ndax aba looloo ko dal moom dafa ne xaaral ma ñam café tuuti def njëganaay ma ne ko bu mu wéeroo waaw moom bi muy ñëw fekk na Youssou na jërë ngeen jëf moom boo ko déggee ci soirée moo ko daaneel alors li ma bëgg a waxtaanee un peu beaucoup plus sérieux mooy un événement bu am dimension bu toll noonu dañu ko doon dégg ci ay dëkk yu sori France Belgique Allemagne aux États-Unis parce que quand même il faut reconnaître que notre Youssou Ndour a fait le tour du monde yóbbu nañu fu ne Chapelle Angleterre ci ay dëkk yu bëri yoo xam ne ñoom bu ñu fay dem événement lañ koy def teg seen tram lañ koy wax wala seen ay train pour mën a accéder ci salle yu mel noonu ñun nag ñu ngi ko doon doog a dund ci at bi ñu nekk te c'est grâce à Youssou Ndour ku ci nekk ci ñun on est des hommes de culture yàgg ci milieu bi xam li musique di jariñ xam également li ñu musique defal mais nga am lu mel ni Youssou Ndour te tey bu ñuy wax bokk na ci kilifa yi nga xam ne mënoon nañ ko sax noppal xëy na waaye noppaluñ ko ndax moom ci boppam moo bëgg di ñu bégal en commençant peut-être ci yow Mado qu'est-ce que ça a fait cette belle journée du 1er janvier 2022. En fait c'est comme si on revivait un autre Sénégal dafa mel ni dañu nekkaatoon ci beneen Sénégal émotion bi nga xamante ne man moom laa nekkee woon et je sais que autant d'autres Sénégalais ils étaient pareils surtout nag comme boo fekkee jot nga dem ci ay tournées européennes yoo xamante ne jot na ko def je m'en arrêtera peut-être à Bercy mais lu ne mel nga yëg xoolal léegi ni nga waxee affaire u tram bi ñun ñu sentir terre bi les gens se sont déplacés mu mel ni que da nga dem beneen dëkk alors que yow yaa ngi woon fi nga xamante ne moom moo di Sénégal et je pense que c'est cette émotion là lui qu'il a eu moo tax peut-être mu tuur li nga xamante ne moom moo di rongoñ parce que c'était pas un défi mais au Sénégal nga organiser ko fii mais tout le monde man comme une Madeleine j'ai répondu à mon nom dama jooy dend ak ay maire di jooy dafa yéeme au fait ñun ñi demoon di ko dund je pense que mun moo ñu gënoon dund li nga xamante ne moom la organisé c'est ça c'était réel c'était sincère te comme li ñu naan comme c'est la musique gis nga luy jóge ci xol rek lay dugg donc lui ce qu'il a ressenti c'est parce que ci xolam la jóge te il sait que nous on le lui a tellement rendu que la réponse c'était que ça mais Sénégal
Sénégal jour boobu dafa neex parce que dafa mel ni Sénégal bu bees. c'est une fête jàmm rek la woon quoi peace love and harmony. man loolu laa gis. alors Samira cette émotion qu'on a vécue nous tous surtout entrée wu Youssou Ndour personnellement naka nga ko dundee. Kals man moom je me suis dit que lii fierté la déjà pour tout le Sénégal parce que lu mel ni Bercy laa war a wax sax ñu déplacé ko indi ko fi nga xamante ni mooy Dakar Arena man je me suis dit que j'étais hyper contente parce que Youssou Ndour non seulement ñun dañuy kontaan di jàkkaarloog moom saa su yéegee sur scène mais aussi seetlu naa benn affaire mooy que Youssou aussi il était plus content que nous-mêmes xam nga affaire bi dafa amoon benn connexion bu doy waar entre lui et ses fans. mbégte bi vraiment yow boo nekkul woon ci salle bi doo ko mënoon sentir moo tax macha allah yal na ko yàlla lafal cat parce que li ñuy wax rek Bercy am na fi lu ne am na fi dëkk ba dëkk ku nekk di dem mais ñun on doit être fiers du Sénégal parce que Youssou ñëw na fi nga xamante ni mooy Dakar Arena def fa spectacle boo xam ne Kals ce sera inoubliable sincèrement tous les Sénégalais étaient contents ñi déplacé woon ñi toogoon seen kër doon seetaan tout le monde mais man moom bi mu jooyee man je me suis dit que waaw it's my first time ma gis ki nga xamante ni mooy le king of mbalax mu tuur ay xéwal macha allah yal na ko yàlla may gudd fan. amiin alors lu mu jooy am na ñoo xamante ne nii dañoo danse ba fin. sama mbokk lébu yi dañoo ba danse ba jeexal. Mamran nag bokk na ci ñi nga xamante ni dañoo réeroon ci biir salle bi. waaw ndax ambiance bu metti. ndeysaan sa xol seddoon na de. waaw Kals xam nga Youssou dafa yàgg a bëggal Sénégal yi. xam nga loolu mu woy mool yi. woyoon na leen ko te yàgg na woy mool yi. ndax boo gisee Youssou di woy mool yi yaakaar naa mool bokk na ci liggéey yi nga xamante ne nii mënoo cee génne njàmbaar. muy bay ak géej. moo tax bi mu leen di njëkk a woy mu ne ayoo ay ñu dem géej mool ba jaaxle. mu ne rambaaj li tubaab di bëgg géej yëpp. mu ne rambaaj li tubaab di bëgg géej yëpp géej fer. bu feree mu gis lu mu sopp mbaalu mu ragar daan wi mooloo ci mooloo mool ba dem na géej bu demee yaay ba biir géej mu sànni mbaal ma daldi diig si la sànni caas ba jàpp gi ndi géej man woolu woosu nooñu sa géej bu ko deful ca lay yam loolu yàgg na ñu si yàgg na ak mool yi yàgg na leen a bëggal. waaw yàgg na leen a bëggal. mais keroog lan nga yëg bi nga yegg si arena. waaw xam nga man ci rond-point bi laa yem poste Thiaroye yi. embouteillage bi ma téye foofu mu mujj a wàññeeku. ndeysaan ñëw fee seetaan ak télé bi kay loolu day am. ah bëri na ay yow de yëguñu ko woon. déedéet du man rek Kals. poste Thiaroye bëri na embouteillage bi bëri nañu. waaw bëri nañu embouteillage bi. wallaay bëri nañu ko defee ci tali bi. ndax soirée bi doon na loo xamante ne yaakaar naa kenn ku ci nekk. amoon nga mbégte pour jug fekkee ko. waaye embouteillage ab 3 heures du matin 2 heures du matin yoonu jam ñaajo bis boobu rek la amoon. la ko waral nag ndeenoon lenul koo xamante ne Sénégalais yi ñoo ko bëgg. mu jël Sénégalais yi def leen ci xolam. Sénégalais yi jël ko def ko ci seen xol. kon donc dañuy ñaan rek yàlla defal ko jàmm. Youssou tooguñu fii di wax loo xamante ne ni dunduñu ko ak moom. ndax moom wayam da lay indiqué teg la ci ay sart yoo xamante ne ni tey boo ci toppee rek maanaam njariñ kese moo ci nekk. kon donc dañuy ñaan yàlla defal ko jàmm. Baye Birane dañuy ñaan yàlla defal ko jàmm bu baax a baax ndax kenn ku ci nekk xam na li mu liggéey fii ci réew mi. kon donc bu organisé Sénégal yi ñëw fekk si ka yaakaar naa li mu liggéey ci Sénégal la yàlla na jàmmam yàgg. voilà Sénégal dañ ko delloo njukkal parce que moom moo ko mérité. am na image bu doy waar boo xamante ni daw na yaram bëgg naa sax d'ailleurs régie bi ci kanam ñu woon ma ko mooy bi soirée bi jeexee. Youssou amul woon habitude bu soirée jeexee nga koy gis mais émotion bi daf ko topp ba ci biti nit ñi di ko xaar bi muy génn. nga gis saafonte bi nga xamante ne nii def na ko diggante moom ak public bi. wax na ko d'ailleurs si son dernier titre tatagal nee na bu ko jot gi maye woon weer wu ne. na ñëw saafonte ak ñun. ndeysaan xëy na casquette yi dafa bari. di président di chef d'entreprise. di ministre conseil. di artiste planétaire. nekk ambassadeur. xëy na ku ci ne mu bëgg la jox wàllam dafay metti muy saafonte ak ñun waaye bu ko neexoon weer wu ne mu wooñu. te bu ñu wooyee aussi dañuy wuyu ji ma. loolu am na effectivement et je pense que même sur la scène bi mu koy woy mi ngi koy fàttali. parce que di fa naan woyu yee ngeen di ko woy mais jàpp leen ni woyu
way wi sama way parce que juste qu'il voulait rendre à César ce qui appartenait à César te man je voulais juste lui dire que il faut qu'il sache que tout est pur aux yeux d'un pur moom ni mu ñu bëggee ni mu ñu fonkee ñun nu ko raw nañ ko bëggee donc le tatagal il a dit il a voulu nous rendre li nga xamante ne moom nañ ko jox mais moom moo ko suuxat moom moo ko fi job liggéey ko fi moo tax je pense que il est grand temps aussi xale yi la nouvelle génération ñu bàyyi xel ci lu muy def tu sais on est à la télé peut-être que ce sont pas des choses qui devraient se dire mais dama toog kenn woo ma ni ma non waaye doy na dafa war a arrêter non xale yi donner la chance ma ne ko quelqu'un comme ça d'habitude il dit man je fais tout pour m'entourer des meilleurs mais man je me dis que c'est nous qui avons la chance d'avoir quelqu'un comme lui parce que lui c'est le meilleur gis nga moom boo ko xoolee ci yoon bu mu nekk da ngay bëgg a avancer gis nga man ci li ma nekkoon 2022 bii ñu tàmb dinaa gën a maanaam takkaat sama sër gën a ñefewaat gën a liggéeyaat bay waat ci lu mu ci munti doon c'est vrai qu'il est dans la musique peut-être que moi je suis dans la beauté ou l'esthétique mais dinaa ci gën a xar sama tànk gën a góorgóorlu ba ñëpp dégg ma ni waa ji parce que daf ñu won yoon waaw c'est un exemple ci wàllu courage loolu dafa am moo ko njëkk a way Roban uppal asamaan ba jant leer ma janook Satalaayef ma yóbbu ma laxaw fële ak feneen ak feneen dina liggéey ba am waa déedéet waa léegi loolu de mën waa déedéet xam nga Youssou dañu koy yàgg topp te li waa déedéet ñaa ko soxla naa ko nag fi mu toll nii soxla naa ko loolu naan fukki junni soxla naa ko waaye Kalsi Youssou dafa yàgg ak ñun ci way yoo xam ne daf ko andiwaat moom lii mu def ni tey sunu borom la mu woyoon sunu borom may na ko moom moo wax ne dina liggéey ba am télé sunu borom may na ko la mu bëggoon dañuy ñaan yàlla mu doog njiit laayam parce que ñun ñi yàgg a déglu Youssou Ndour xam na ne lépp loo xam ne mu ngi koy woy rek mu ngi teg ñun ñi ci yoon moom dane amul secret ku liggéey rek jariñoo waaw liggéey rek waaw amul secret ku liggéey rek da nga jariñoo amul secret ku liggéey dong jariñoo bés bu la xaasa raw ma ne boobu la bés dem naa yeneen yi di ñëw xamu loolu mu àndal ma ne taaku liggéey dafa jot ma ne liggéey lee ma ne liggéey ma ne liggéey waa loolu dafa leer dafa mel ni Mamadou day fekkee sa répétition ndeysaan ndeysaan doo koy bëgg mooy liggéey man Youssou Ndour dama naan école la dama naan jeunesse man non école la avant mu nekk sama papa sax école la parce que juddu naa dégg sama papa yeeg sama tonton yi di déglu ay musique am sama papa nekk fan sam machallah ma ñu bercé ma ci musique ki nga xamante ni mooy Youssou Ndour donc su may déglu ay musique am lu ci ëpp nag ay rétro laay gën a déglu da ngay sentir message bi li muy wax donc jeunesse bi buñ ciy déglu bu baax a baax am na ambiance certes mais da ngeen di dégluwaat message bi ngeen mën a xam li may wax donc Youssou Ndour man école laa mën a wax mise à part sama papa est-ce que jàpp nga ni kon cette nouvelle génération dañu war a jàng ci moom lu mais bien sûr que muy nouvelle génération la jeunesse que muy les artistes ñooñu ñëpp keroog dañu waroon ñëw fi nga xamante ni mooy arena toog jàkkaarloog Youssou Ndour xool li mu def ndax ñoom mën nañ ko def ku ci mel ni Wally Seck mën na xëy suba tëgg fi nga xamante ni mooy arena à son âge machallah moom daal laf cat moom daal lu ñu wax ci moom rek laf cat machallah alors dañuy dem régie peut-être vous proposer une vidéo mais bëgg naa ci kanam tuuti parce que ci chaîne YouTube officielle bu Youssou Ndour commencé nañ fa dugal ay vidéo yoo xam ne mën ngeen revivre les événements déjà diggante démb rek dugal nañu événements yi nga xamante ni moom la ñu dund le 25 décembre xam nga 25 décembre aussi place du souvenir ay moments yu fort la woon donc mën ngeen dem ci chaîne YouTube bi entrée Youssou Ndour bi mi ngi fa am na yeneen titres yu ñu dugal il y a plus presque une heure de temps lañ ko dugal mën ngeen dem ci chaîne Youssou Ndour bu YouTube bi officiel pour regarder ces vidéos noonu lañ koy defee ci Dakar Arena voilà yi gars yi di wane mën ngeen ko seetaan waaye bu baax bi ak son bu baax bi mën ngeen dem sur la chaîne YouTube officielle de Youssou Ndour merci Maman Mado donc on regarde une vidéo et puis on se retrouve juste après sur ce plateau. Sama fansi sant leen sargal ni bu leen di sonal bi ñëw bu mel ni la ji mi may xalama leen te encouragé bu ko jot
nañ leen tàggal nañ leen waral nañ leen sargal nañ leen xalamal nañ leen tàggal nañ leen waral nañ leen sargal. Je vous salue avec tous les honneurs, cette du bonheur. Ces faces de valeur qui m'attendent déjà, je vous ai dans mon cœur. Vous méritez d'être ovationné, c'est ça la vérité. Vous êtes toujours là, quoi qu'il puisse arriver, yéenay sama soppe. Ànd bi yàgg na, confiance bi rëy na, tàggal leen yàgg na. War na fu ne ndax pare ngeen ñu dem wër àdduna. Dama ni pare naa nit sax defe naa xalaat ni jaadu na. Alors, dellu soit sur le plateau, alors c'est toujours un cadeau de Noël. C'est vrai que c'est sorti depuis le 12 novembre, cet album de Youssou Ndour intitulé Mbala, un album qui n'arrête pas quand même de faire son chemin parce que album la boo xam ne àddina bi yëpp ñu ngi koy waxtaanee barki démb la ñu gis benn interview bu mag ci Canal di une grande chaîne de télévision boo xam ne Youssou may na leen une interview xam nga li ma gën a neex nag ci li muy prôné ci wàllu patriote ak sénégalais bi mu doon seetaan nañu ci 31 décembre bi message bi mu def jàkkaarloo ak El Hadj Baye Cheikh noonu la ko defee ak ñun ci télé ci rajo Futur Média bëgg Sénégalam daf koy wane saa su ne dafa am benn ku ma doon waxtaanal Tamado mu ne ma li ko gën a neex ci Youssou Ndour mooy fu mu ñu mënti woo bu ñu seetloo par exemple le 25 décembre seetluwaat Dakar Arena grand boubou la duggee et pourtant tout le monde s'attendait non daf ñu woo le 1er janvier il va se mettre en costume wala xëy na day def yëfu tubaab mais daf ñu woo ci grand boubou woo ñu ci lu neex loo xamante ni sénégalais yëpp a bëgg. effectivement te gis nga loolu boo ko seetaanee parce que peut-être que on était au Sénégal xawaare bi ngay dund et tout mais il faut pas oublier que c'était du direct et partout dans le monde les gens nous regardaient donc képp koo xamante ne sax amaana nga ñàkk ko xam wala whatever je ne pense même pas ça mais ku toog nga xamante ne sax déggoo sunu kàllaama boo taxawee ci télé bi seetaan di nga xam ne kii c'est un africain ndax tenue boobu tenue traditionnelle boobu ay africain ñoom ñoo ko moom rawatina sénégalais donc déjà rek boo ko gisee ça c'est une belle communication ñu xam ni kii c'est un africain rax ci dolli nag ñu xam ne nag mooy Youssou Ndour comme ni ñu koy waxee parce qu'il n'est plus à présenter mooy li nga wax rek déjà ce patriote qu'il est mais africain bi nga xamante ne moom la nekk di doomu Sénégal fonk ko moom la fësalee fu ne tey fii la ko def Sénégal d'accord peut-être que cette communication pour waa bitim réew wala les Européens ñi xamul mais même bu demee bitim réew toujours ses premières sorties da nga koy gis mu sol li nga xamante ne moom moo di draawam. Très fier d'être sénégalais. Je te jure xoolal teer bi li mu sol sa papa takku rek. yow Samira sa papa kaala de sa papa dafa takku. wallaay. sa ñetti am lu dox. génn ci tradition. non macha allah loolu moom mooy li ma gën a neex si moom macha allah def na ko ci li nga xamante ni mooy le 25 fële ci place du souvenir tout le monde s'attendait à ce que mu ñëw sur son 31 mais mi ngi sol
sol benn grand boubou bu gris boo xamante ni moom nag kaay leen ma wax leen grand boubou da koo jàpp nañ ko waxte dee grand boubou moom bu ko solee moom da ngay xam ni touche africanité mi ngi fi à 100%. et puis père dafa fashion nag. non dafa fashion mais yow loolu ngay wax nag parce que père bi mu defee grand boubou dama doon xalaat fu père di génn. yaa ngi gis mais costume sur mesure bi am. mais bi mu jógee foofu aussi mu dem Dakar Arena vite am na vidéo buy circulé mooy bi ko kamuté les grand boubou bi nga xam ne nag grand yu moo am énergie dañ doon wax ne ñun fan fii ñoo am décompte bi la décompte bi. waaw dañ doon wax ne ñun ñoo am énergie mais grand yu moo ñu ëppoon énergie junni yoon ndax gis ngeen tonton Kamu ni mu teewee grand boubou bi mais ni mu rentré grand boubou bi rek daal di daw yëg ci kaw scène bi donc moom il était beaucoup plus enthousiaste que ñun sax machallah donc Kalz période daal dañ koy lafal moo ñu doon jox énergie c'est-à-dire que yow da ngay sonn sax en tant que public am na benn moment ñu ciy waxtaan ma ak yow da ngay sonn mais Youssou moo lay joxaat énergie d'être dans le grand bal c'est-à-dire que yow doo bëgg a bàyyi Mamran man leer na ma ni bi mu dugg see ci grand boubou bi sa yaram daw na waaw xam nga Kalz dama lay wax ne sa xel demul ci ndaw rabbi waaw xam nga Youssou dafa mën a boor bu ne moom moo ko wax ne mën naa ci bii boor ak ci bee boor mën naa ci bee boor kon li ñuy wax ci moom rek yaakaar naa fii bu ñu toogee fii ay waxam mën nañ koo wax parce que lépp lu mu nu woon rek way na ko wallaay dëgg la mu ne moo wax ne weeru noppaliku nit a ngi dem ci yeneen i réew te mën a yem fii ci Sénégal mu ne demal Tambacounda am na noppalukaay kon donc lépp loo xamante ne Youssou wax na ko rek yaakaar naa dund na ko ak ñun way na ko sànni message boobu Kalz dama lay wax lenn waaw nit koo xamante ne lépp loo xamante ne ni suñu borom dogal na mu laal ko rek moo gën a wóor lu mu laalul ndax mbiru suñu borom da ngay nangu li yàlla dogal te yàlla moo dogal loolu ci moom Youssou waxuma la yar bi xam nga magam jëmm mu yaru boo ko bëggee xool ñëwal ci Youssou Ndour waaw magam jëmm mu yaru xam nga nit day am éducation boo xam ne mooy nekk ci moom ba buy waxee yow ak koo mën a doon di nga ko déglu daa bokk ci ñooñu dëgg la du ñaan rek yàlla defal ko jàmm toogunu fii di wax loo xamante ne ni dund ko li ñuy wax fii yëpp da kaa dund ak li ngay wax ni sénégalais yëpp waaw sénégalais yi ñoom xam nan li may wax ñi ko bëgg a bëri na de te li tax ñu bëgg ko jikkoom bokk na ci du tontu waaw du tontu un homme responsable waaw bëgg waajuram waaw loolu dafa am solo et puis mu nekk exemple ci ñun ñëpp képp kuy ndaw te bëgg dara te nekk ci réew mi bëgg a servir ton pays Youssou Ndour mooy exemple bi nga xamante ni doo ko romb loolu yàlla def na ko di gërëm bu baax également am na nag loo xam ne bëgg naa ko souligner ci débrief bi balaa ñuy jeexal pour dugg ci événement bi ñu jëm en Gambie muy équipe technique bi nga xam ne ñoo nekkoon ci ginnaaw xam nga tey neex na lool nga gis préparatif yi gis Mado gis Samira gis Mamran gis Kalz gis Abba ak ay bagaasam mais ñi nekk ci ginnaaw mention spéciale à eux je veux dire équipe bu SSP bi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw ils ont pris presque plus de 10 jours pour installer li nga xam ni moom moo di li xewoon fële ca Dakar Arena te li ci gën a doy waar mooy dañu jógee non seulement place du souvenir enchaîné Dakar Arena te xam ngeen ni logistique diisee personne ressources yi nga xam ne ñooy nekk ci ginnaaw installé ak désinstallé sans que bah oui gis nga ay tonton tonton Jean bi nga gis xale bu am sax 17 ans 18 ans je t'ai coupé mais c'est exceptionnel et puis li ci gën a neex Samira ak Mado mooy ak Mamran gars yi ñooñu fa jiitu ba pare ñooñu fa mujjee jóge man bi may génn presque 7 heures et demie maa ngi leen gis ba tey ndeysaan xale yi ñi ngi toog ñi ngi génne ay bagages. ma 7 heures nga ñibbi. 7 heures Massa. bi ba 5 heures laa génn mais pour ma génn ci arena ba 7 heures. mujjee bi dañu fay toog. mais ba tey rek tamit ñuy remercier gis nga gendarme yi tamit ils ont abattu un travail boo xamante ne. bu mag moo tax ma ne ñun tamit ba tey il faut que ñu xoolaat suñu bopp xoolaat suñu comportement. ah duma kenn duma lenn mais dafa am ay petits gestes yu am yoo xamante ne mais heureusement que la gendarmerie était là. Ouais. Parce que je me dis quand on fait une chaîne ñu war a toppante nañ toppante. mais da ngay gis ay oto yoo xamante ne pour ñoom ñiy rang c'est du n'importe quoi. yéeg ci kaw fleurs yi. non je te jure ils l'ont fait sur la ci kii bi ci arena bi. fi ñu defoon le jardin di fa yéeg mais toujours la gendarmerie était là dañ lay seetaan nga def li nga def ba pare ñu dëppaat la ne waat la nga defaat. moo tax il faut qu'on apprenne quand même à avoir cette belle éducation là. xam ni que même boo defee nànk rek di nga egg. on a attendu peut-être des heures mais
boo enjoyaatee di remémoire li nga xamante ne moom nga dund dina la calmer quoi. donc discipline bi ngay wax. mais discipline bi je pense que il faut gars yi aussi bàyyi ci xel. c'est important et puis mention spéciale à la gendarmerie nationale. parce que Samira ñoom aussi def nañu liggéey bu rafet. ñun waxtaan nañoo ak ñoom wut ay yoon et pourtant voilà def nañu liggéey bu am solo. Kalz discipline da ci am solo vraiment ñoom aussi ñu leen di remercier ci liggéey bi parce que c'était pas évident man j'ai même vu ci page Youssou Ndour fële ci Instagram liggéey bi niñ ko commencé ci matin ba le soir c'était très dur pour eux avec leur chien et tout ça donc maximum de félicitations pour ñoom waaye aussi comme ñi Mado wax sànq mooy équipe technique bi waa SSP ñooñu amuñu seen fay ndax nelawuñu lekkuñu naanuñu taluñu leen lu dul réussite événement bi ñooñu aussi Kalz je pense que day am solo torop ñu kii leen ci waaye Kalz man aussi dama bëgg a remercier ñi nga xamante ni ñooy waa Super Étoile parce que kenn du wax Youssou te waxoo Super Étoile te boo gisee ba ci ki mujjee ñëw muy Balla Diabaté ñu jëlee ko ba Mali boo gisee li ñuy liggéeyee ni ñuy woyee ni ñuy kiiwee macha allah ba ci awukat yi ñoom Aïda Samb que je fais un big up da ngay xam ne que ça c'est une famille Youssou yorul ñoo xam ne ay employés la mais c'est une famille et loolu ñun ñëpp je pense que dañ ci war a jël exemple que ça soit dans le cadre professionnel ou familial ñun ñëpp dañu war a jël exemple ci loolu Kalz donc man je tenais juste à les féliciter ci côté boobu important parce que Olof Ndiaye day wax ni feccum liir bu neexee mbay jaa jàpp ca mbagg ya pour dimbali ko Mamran leneen loo xam ne aussi dinañ ko fësal leeral ko bu weesoo ñi nga xamante ni ñoom ñooy par exemple ñi ñu tudd léegi muy waa gendarmerie nationale bu weesoo équipe technique bi mais le public quand même kenn du ñoom parce que xam nga ne Dakar Arena jegewul de déedéet jóg waxtu woowu yombul de xam nga li ma gën a jaaxal Mamran mooy ba 4 heures du matin dañ doon ñibbisi man ak kii ay 3 heures may gis ay nit yu ñëw mënaan ñii am nañu courage loolu dañuy am courage ndax ba tey bàyyiwuñ di yegsi public bi Mamran public bi comme li ma la wax rek Kalz damay laal ci fi ngeen génne léegi tuuti mooy ñi nga xam ne ñoo yor suñu kaaraange koroog bi nu mujjee dem foofu seen njiit mi mu ngi ñëw ba ci man sax moo wax ne ma dama lay bëggee ñoom ñu ngi taxaw ak man ni ma yow Mamran dana lay bëggee moo wax ne ñoom ñoo bokk lépp sunu kaaraange kese moo leen tax a jug man yàlla dogal na man dama cee bëri ay soppe ba ci may nuyu Mohamed mooy waaye soygène bi loxo ba mu ñàkkoon loxo bi moom suma xarit la damay dem këram ak njabootam ñoom Fallou ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu may wax Sénégal ñoo ko moom Kalz maa ngi gis ci internet bi benn image boo xamante ne nii rafetlu ma ko xaw ma tuppa kànja la xaw ma mboroxe xaw ma lu mu doon ñu ci ko ci terrain gi est-ce que du maa fe waaw loolu lan la waaw ñun Sénégal xam nga waaw xam nga déedéet xam nga Mado jaxase ko waaw Mado xam nga ñun danoo nekk ay nit ñoo xam ne tubaab yi ay doomu aadama lañ comme ñun te ñoom ñu mën a amee lu luxe ba bu demee foofu di ko naw naan Europe boo fa demee dafa luxe mais ñooñu ay doomu aadama lañ ñoom ñoo def loolu ñoom ñoo valoriser seen bopp mais pourquoi ñun mënuñoo am lu baax ba bu ñu amee lu baax comme ni ko Mado waxee léegi da ngay gis koo xamante ne nii yow foo xamee waru faa jaar mais mu ne dafay jaar Macky Sall moomul terre bi bu demee da ko fiy bàyyi suñu terre la de déedéet moomu ko xam nga am na loo xam ne déedéet jarul kenn di ci saboté wala ceeb la xaw ma mboroxe xaw ma daa lu mu doon xaw ma dama daal la xaw ma lu mu doon nga dugal ko ci terre bi mais Mamran xoola xam nga dafa ko mënul rek sama cër yi jotul bu du woon dara dama naan caméra na ko def waaye xoola ki toog ak tànk ba xam nga boolu kii bi mais kooku dafa toog jël tànk bi rek ba pare nataal mais léegi yow da nga yaakaar ne loolu yaa ngi koy def ñun ñi nga koy def ko kenn sa bopp nga koy def ñun ñoo moom réew mi bu setee setalul kenn ñoo xam ne setal mënoo setal sa kër salte mbedd mi loolu bokkul ci civisme waaw nit da ngay def yi fi nit waaye dugg ci ak train ñu fa war a Mamran kooku foog nga TikTok ko waaye def naa ci li ma def ci lambu Balla Gaye li ma ci dégg yëpp yow foog nga def waaye dinaa la wax leen waaye ñu ngi gërëm ñi ki solal lion yi xër na dafa xër kay dafa xër waaye xëy na leeral nag waaw de dafa xër xëy na leeral nag te suñu yaay la voilà suñu yaay la non dafa xër dafa yàgg def lu rafet waaw non ci moom lay non dama ne Kalz partout waaw non dama ne Mamran non dégg waaw da ngeen koy dégg waaw de waaw da leen ma dégg mais je sais c'est nuyu naa la moo nekkoon Sénégal ca kaw la ko waaw mais yéen foofu laa jëm waaw
ñu koy nuyu di ko wax ne waaw léegi day may bàyyi ma ñëw pour ngeen xam fu ma jëm damay wax ne dafa xir ndax jour bu nekk ñaari xaftaan la jox loolu mooy waaw dafa jàpp jour bu ne jox la ñaari xaftaan na la demal loolu nag bokk na ci ñax nit ki xam nga xaftaan ak fi mu toll nga doole ñaari xaftaan jox ko nit naka demal kooku moo gën a ñax jour yi ñu koy ñaan yàlla defal ko jàmm waaw moo noonu leen jox benn xaftaan waaw moom jox na leen kenn ku ne ay mu jox na leen ñaari xaftaan na la demal yàlla na yàlla defal ko jàmm xir gi mu am yàlla na yàlla def coupe bi ñëw ci réew mi walaay ñaax na leen. waaw ñaax na leen xam nga nag bëgg sa réew dafa bokk ci. bu ñuy dem ci compétition yu mel nii sax ma ni xaaral ma solal leen. et puis moom comme ni ko maman Mado waxee léegi ci wàllu mode Sénégal kenn du ko ci jiitu. voilà di ko gërëm bu baax xëy na des fois day ànd ak fën rek. mais duñ ko corriger ci wàllu couture duñ ko corriger ci wàllu ñëw ci wàllu stylisme rafet na et puis on a vu d'autres également même d'ailleurs ñoo xam ne Kayfa defe naa ñoom it jàpp nañ ci. ah bah oui jàpp nañ ci pour réew mi bëri na téer bu téer bi jaaree ni beneen téer mën naa jaar loolu def dara voilà mu gën a rafet bu leen joxee ñaari xaftaan kenn ki mën na laa jox tubéy rek jeex na am na ñetti xaftaan bu leen bu xaftaan boobu de ñu yóbbu leen xaftaan ak ñaar mu jeex tàkk mu leer alors j'aimerais quand même ñu waxtaan tuuti nekk ci li Sénégal dund ci le 1er janvier que Gambie dina ko dund Gambie dina ko dund ci ay moment yu neex xam nga diggante Sénégal ak Gambie balaa may ñëw ci diggante Youssou Ndour ak Gambie diggante Sénégal ak Gambie c'est une longue histoire loolu sax moo waraloon ñu wut tur boo xamante ni bu ñu ko déggee du ñu mën a distinguer ñaari dëkk yi muy Sénégambia Sénégambia moo taxoon bu ñu nee Sénégambia sa xel dem ci Gambie dem ci Sénégal am nañu sax dëkk boo xam ne fii ci biir Sénégal boo fiy jógee pour dem fa mënoo def lu dul jaar Gambie muy Ziguinchor qui veut dire que c'est deux pays yoo xam ne suñu borom boole na leen ci ay histoire yu yàgg gis nañu ci ay électorat bu ñuy demee ci lu mel ni élection présidentielle ñaari dëkk yi ni ñuy àndee raison pour laquelle Youssou Ndour lu mu defal Sénégal rek da koy bëgg a defal Gambie donc ñi ngi jëm Gambie ce week-end waa Super Étoile noppaluwuñu ko daanaka Samira dafa mel ni sa gars yi takkuwaat nañu ci week-end bi pour jëm Gambie non ñi ngi dem foo xamante ni bu ñu fa demee incha allah dina mel ni Dakar ndax nee naa la Kals lii di Gambie ak Sénégal benn la parce que ñun boo ñuy seetaan nii ci émission yi boo liiree ci commentaire yi Gambien yi fa fees dell dañoo bëgg Gambien yi dañu bëgg TFM Gambien yi dañu bëgg Youssou Ndour donc Youssou moom bu fa demee incha allah man am na nu muy demee sax ma dewaale seeti Gambien yi parce que Gambien yi man niñ ma bëggee il faut que ma delloo leen dikkal boobu te occasion boobu rek laa mën a am pour dem maa ngi wetu ci sa ginnaaw rek wegu naa ci sa yow damay ragal nga cancaaro yow man ak yow lañ dégg ñu war a dem nag ca ko Ousseyn boobu ku ñu fa dëgg nañu massa comme dem woon bi war na ma dem déjà suñu doom ne ñun ñëpp war nañu war na ñu noonu ci vol bi moom dafa teel mu àgg ak jàmm alors Gambie Youssou Ndour suñ ko waxee c'est très normal effectivement c'est très normal comme ni ñu koy waxee parce que moom il a toujours été comme j'ai dit un artiste planétaire comme ni ñu koy waxee mais bu dul loolu Gambie aussi cette belle histoire qui la relie avec le Sénégal et je pense que boo demee sax ba plus profondément xool sax ci diggante sax président yi macha allah tey boo xoolee ci ñaari président yi ay soxnaam léeg-léeg sax bu ñuy ndugg si dañu ñëw ba fii xam ni que sotti ceeg def ci la leneen li ci gën a neex mooy kër goo dem dafa mel ni maanaam TFM moom mooy première chaîne u Gambie ndax jot nañ fa dem demaat fa mais kër goo dem rek macha allah di ci nuyuwaale Yacine bu Gambie moom itam saa yoo demee rek da ngay gis kër goo gis rek TFM la ñuy seetaan donc c'est sûr que ñoom bu ñu amee tey un artiste sénégalais ak comme ci munti doon boo déplacé woo di dem dinañ la fa xaar rawatina nag mooy ki nga xamante ne moom moo poñe réew mi fi mu ne muy Youssou maa jigéen yaakaar ni Youssou woote arena jam ñaajo xaw na xëcc Sénégal geek région yëpp dem dëgg la defewu leen ni que xaw ma nu ñu koy waxee ci olof foogu leen ni que Youssou bu wootee Gambie Sénégal duñ dem tamit waaye bi pa waa Gambie duñ leen ko bàyyi dañoo ñëwaale de dañ leen di bàyyi ba dugg parce que Sénégal yi ñu nekk ñi ñee leen ci bàyyi waa Gambie nañ am fulla Mamran waa nañ am fulla woote ngeen jam ñaajo ba waa jam ñaajo mënuñoo dugg waa Ndakaaru ñëw jël place xanaa nag waa Gambie duñ leen bàyyee loolu duñ leen bàyyee loolu xam nga Gambie ñoom bëgg nañ Youssou bëgg goo xam ne te diggante Youssou Ndour ak waa Gambie dafa yàgg tey boo xoolee carrière Youssou Ndour
buñ la waxee tey ñu def documentaire ci Youssou Ndour jaar-jaaram dafa nekkoon Gambie def fa carrière waxuma la dem way ñibbisi dem toog fa loge fa nekkoon Gambie waaw moom ñoom Mbaye Faye li nga wax ni histoire la de waaw dafa yàgg boo ko laajoon moom da la koy wax parce que ñun Youssou dañ koy gëstu waaw dañ koy gëstu parce que su ma la waxee ne la man su ma tëddee démb rek lay xalaat ci way et puis ci jaar-jaaram sa xel dem ci étoile de Dakar waaw xam nga jamonoy Ndiang Matar Kumba Fatim Diop. Ndiang Matar am na loolu dafa yàgg. waaw loolu dafa yàgg. doo ma ci dimbali. waaw Ndiang Matar Kumba Fatim Dior. Ndiang Matar Kumba Fatim Dior. billaay ndi Kumba Fatim Dior. ilaa ne sango ne mbay no ne jàngi loor. yusu walo benn ku koy tooñoo. mu bañu ngooni ngu ndooy bañu ngooy bañu. jox leen Mamadou. loolu yàgg na. loolu yàgg na. Kalsi Samira dool na boo demee Gambie man nekkoon naa Gambie xam nga tey boo waxee ebe naa ni mburu waaw boo demee Gambie man nga faa yàgg lool te doo laal ebe waaye boo ko laalee dootoo ñëw waaw yee ebe boo ko laalee doo xam ne lépp dëgg la mbay nuyu waa Bakaaw waa Tontebu Strathclyde biir Kaama waa dama fa doon dem Sénégambia mu doon dëkk boo xam ne danoo bëgg Sénégalais yi waaw danoo bëgg Sénégalais yi kon Youssou bu demee foofu dem na foo xamante ne dañ koo bëgg waa Gambie nekk ay nit ñoo xam ne nit ñu baax lan waaw ñun ñu baax Fatou ñoom kër gi ma nekkoon yaakaar naa Amadou ay xale yoo xam ne dañ maa taxoon su ma doon ñibbi dañuy jooy man dama doon dem di jaay ci dëkk yi Gambie dama fa doon dem di jaay man ba fi may wax yow business laay def kon donc lii bu yàlla dogalee ci sama dund may def loo xam ne ñi dañuy dégg Mamran waaye Mamran nii la mel même bu dul dara nii laa mel suma kër boo fa ñëwee sama koñ ñëpp xam nañ ne man nii laa mel waa Caaroy ak may dégg kon donc tey ñun dafa fekkoon ci métier moo xam ne moom lañ doon def di dem Gambie di fa jaay donc bu ñu laajee ci Gambie rek dañoo xam ñooñu ay nit ñu baax lan ay nit ñoo xamante ne dañoo mën a teral gan waaw boo fa demee waaw ñooy jàpp cu def ko noo xamee yée ñu wax ci man ñu def ak cu suppa kanja suppa kanja Gambie bokk na suppa kanja yi génn xam nga fii da ngay jël suppa kanja sax jàpp ñeex fépp ba nee naan ay ñeexal nga ma ñeexaloo ñi dañuy jël sa ñeex mi tekk ci digg bi yow yaay fekk ñeex mi yow waaye loolu laal ci ñeex mi dootoo ko dolli comme fii mi ñoo koy jàpp Mamran kon yow suppu kànja mu Sénégal ak bu Gambie bokku am na différence ceeb ba mbay mi la ceeb bu dijjegu toll nii la comme yet maa la wax li en tout cas sama waa ji jiitu nañu fa Abba inchallah certainement dinañu am ay image yoo xam ne dinañu gunge ci ni ñu ko dundee woon fii ci Dakar Arena non seulement noonu lañ koy dundee ak Gambie parce que xam ngeen ni Gambie ak Sénégal dara doxul seen diggante équipe technique bi waaj nañu di ngeen dund son et lumière ak spectacle bu doy waar parce que ci waxtaan rek ak commentaire yi comme ni ko Samira waxee da ngay gis ni Gambiens yi ñi ngi naan li xewoon Sénégal dañ koo bëgg a dund dañu namm Youssou Ndour parce que quand même il faut le dire selon le producteur Bouba Ndour Youssou Ndour toog na lu tolloog presque ñetti at joxu leen spectacle demul Gambie kon bu fay dellu bu rëy lay doon ci accueil bi ci spectacle bi ak li mu leen di jox te xam nga moom toll na noo xamante ni nii du cof bés voilà da koy jël à 100% raison pour laquelle même groupe Futur Média sax dinañu ànd ak yéen jox leen le maximum sur cet événement de Youssou Ndour alors léegi Mamadou man dama bëgg parce que man wada man lay la fo nga ma de mais nga gën a waaji lu mu def daf ko cof non du cof bés barki yéen ci liggéey la lay taral yow boo gis lam def la sañ ba xëy non xam nga temps yi nag dama am ànd doomu bees Samira mi géwélewu dafa tubaabe loo xam ci man tuuti rek mais ni Aba xamee ci man 1% ak ni Kalsi xam ci man 1% ñoo fi toni dañoo doyal yàlla baax na lakkale daal la ñuy ñëwee ci man lii ma mel ni yëpp moo ko def de alors bëgg naa aussi ñu waxtaan tuuti sur cet événement de Youssou Ndour ni ngeen ko gisee ci bande annonce bi mën ngeen réserver dès maintenant déjà c'est 2 jours yoo xam ne dina nekk ak yéen ci voilà 2 événements en Gambie non seulement di ngeen am la possibilité en live d'avoir cet album de Youssou Ndour bi nga xam ne génn na boobook léegi sénégalais di ko enjoy fu nekk mais ñu dellu si un peu sur cette année 2022 ñu ubbee ko mu nekk conseil ci ñu bëri nekk encore
encouragement ci yu bëri dafa am loo xam ne seetlu nañ ko ci grand bal bi ñu génn Mado. mooy y a eu beaucoup d'artistes derrière. yoo xam ni invité wuñ leen. ñëwuñu woon pour spectacle. xëy na Samira mën na seede li may wax. dañ leen gis ci ginnaaw des comédiens ay Tafa Touré. gis naa ay comédiens ay artistes yu mag yoo xam ne. dañu ñëw dem ci public bi. di enjoy le Youssou Ndour doon def. te pour man loolu c'est quelque chose à saluer parce que reconnaître nañ quand même. dimension bi Youssou Ndour tollu Mado. effectivement comme li nga wax dimension bu mu toll je pense que noonu la ko nit yi yëgee. looloo waral sax wala jur képp koo xamante ne artiste nga ku mel ni moom ñëw nga dund li nga xamante ne moom moo di événement bi. je pense que cet événement là c'était le premier événement de l'année. c'était l'événement du siècle on peut le dire machallah donc il fallait que lu ne mel am te comme ni ñu koy waxee ñun ni ñu koy dundee ni ñu koy enjoyer je pense que noonu la ko ñeneen nit yi di ko dundee di ko enjoyer que ce soit les hommes de culture que ce soit les hommes de médias que ce soit ñi nga xamante ne ñoom ñoo di les personnes lambda je pense que jour boobu amul woon ay parce que même boo duggee ci ñooñu yenn kilifa yi man am na ay kilifa yu mag yu ma fa dégg te ñëpp nekkoon benn simple soft solu mais ñëw dund li nga xamante ne moom moo di musique bi moo tax ma naan le jour boobu li ñu naan love harmony ak happiness moom moo fa amoon et c'est tout à fait normal kon artistes yooyu ñëw dund ko comme ñun ñii nga xamante ne ay personnes lambda artistes yi waaye aussi autorités yi man am na ñu ma fa seen ku ci mel ni Néné Fatoumata Tall ñoom ñëpp ñu ñëw wàccee seen bopp ñëw def li nga xamante ni mooy enjoy nga xam ne c'est le Sénégal qui gagne man dama ni Dakar Arena bu mel nii moom macha allah dañuy ñaan yàlla rek chaque année rek Papa Youssou dañu ko fi indil ndax bëgg nañ kontaan bu raw bi ñu kontaanoon place du souvenir parce que boobu VIP la woon et tout mais bii moom gars yi dama ne leen da ngeen takk seen basket yi jug am na nag ñu juum def talon mais après dama ne leen ngeen ñibbi def laal glace carax yi jaroon na man au passage ma ciy woowaale Bijou Ndiaye mu delloo waale ma sama carax erreur la def ay jàppe la def man ko yow xanaa déglu woo Samira man xanaa dégloo keneen dama ko mujjee loué samay carax ne ko dama ko delloo man maa dajeeg Bijou Ndiaye ci couloir yi bi ma dajeeg Bijou Ndiaye ci couloir yi mu am lu muy def dafa dajeeg man rek ne ma gisoo ma de ma ne ko yàlla baax mais aussi di féliciter ki nga xamante ni mooy Pape Cheikh Diallo aussi macha allah gis nañ liggéey bu remarquable bi mu def donc comme il est adorable moom mënuma koo ñàkk lim aussi mu ngi sañse def xam nga strass man j'adore bleu de nuit bi mu laal noonu ak jeu de lumière yi noonu dafa doon solo dama toog ma ne ko mais bonheur fooy génn mu ne ma oh mais mes recherches mu ne ko mais bonheur ñamal ma ci tuuti mu ne ma dina tàkk tuuti waaye lépp lay lëndëmee ci kaw ba ci suuf waaye wuyu ma juumoo de gars yi kontaan nañ ci sañse bi de macha allah kenn waaw comme ni Samira wax rek Pape Cheikh moom dañ koy jaajëfal ndax gis nañ mu def ci journalu boo xamee dama ko waaw grand bal boo xam ne dama ko doon suivre tout le temps mu doon loo xamante ne yaakaar naa yokk na lu bëri ci bis bi parce que Youssou moom li may wax rek ñi ko yàlla booleel kenn ku ci nekk branche boo téye rek yaa ngi ciy def la nga mën te moom moo ko ji doomu aadama yi ndax nit ki koo xamul noo koy def ni mu la defa tax te bidon boo gis lam def la saañ bay xeeñ kon donc dañuy ñaan yàlla rek suñu borom defal ko jàmm di wax ne Sénégalais ñu ngi leen di gërëmaat di wax ne cofeel bi mu am ci moom suñu borom def mu gën a yokku te xam naa day gën a yokku ndax saa su nekk mu ngi def luy yokku fii ci réew mi yàlla na ko yàlla defal jàmm waaye Kals nag duñ dem te waxuma la tey ci si la fashion waa Kër Massar la ne. taay moom sañse bi da nga koo poñe. déedéet demeewul noonu. xam nga. démb bi ma lay seetaan ngay def di fa ak Aba. man kap bi nga delloo ci ginnaaw dama ne woon dinañ ci waxtaan tey da nga ñëw defaat ko. waaw xam nga. dama delloo bi ci ginnaaw bi. waaw xam nga Khadija. ki may xooj moom. éponge. waaw déedéet. waaye yow génneeguñ la fi nga bari ki dem ba nag nee naa ko wàññi xooj bi tuuti parce que climat baa ngi xaw a changé. xam nga àndandoo day wàll. bëgg naa nga dimbali lom mii ngay àndal. waaw lom xam nga sarax ko rek te dimbali ko ci 2022. déedéet xam nga moom bu toogee ñu xooj ko ku dul toog mën la xooje. ki neex la xooj. daa nga xaree xooj. waaw bala ngaa xooj mu génn dem. kii kànkam mi boo ko xoojee xam nga fu mu jëm. waaw may nuyu Pape Sylla di ñaan yàlla defal ko jàmm mu am soxna ndax mu ngi dundalu métti. waaw Pape Sylla mu ngi dundalu métti ñu ngi masawu célibataire yi. di wax ne célibataire yi ñu ngi
bind loo xamee ndax climat bi fi mu toll xam nga wàcc ñu xottee tànk waaw ñu ngi masawu célibataire yi di leen wax ne àddina amul solo yàlla daloon na ma waaye damaa jéem ba mu daj waaw jéem naa cee génn yàlla defal leen jàmm képp kuy célibataire maa ngi lay masawu. alors man aussi je tenais vraiment balaa ñuy jeexal def benn mention spéciale xam nga nag xëy na gërëm ñi ngay liggéeyal sax moom dara aayu ci mais il faut quand même le faire ñun ngeen di gis de temps en temps ñuy toog Khadija ñu koy ñaanal moom aussi mention spéciale est-ce que xam nga ne ba léegi wérul sax dafa feebar ba léegi voilà mais jigéen ju man góor la moom aussi elle fait beaucoup d'efforts pour liggéey bi mën a jaar yoon mais jigéenu Futurs Médias yi voilà of waaw moom of ñoo ko dimbali keroog bu dul woon ñun du baax waaye ma ne of mbay mi lan lay signalé fii naan xaw ma lan ñoo ko dimbali ñoo ko may énergie voilà parce que of tuuti rek du ngeen ko gis ci arena bi tuuti rek ñun ñoo ko dimbali voilà ñu ngi leen di gërëm bu baax non seulement di gërëm jigéenu Futurs Médias yi du ma taay di leen gërëm Maman Mado Samira ñoom rek laa fi gis mais je prends juste témoignage ci ñoom parce que à l'image de toutes les femmes yi nekk groupe Futurs Médias moo xam administration moo xam commercial moo xam présentatrice yi moo xam animatrice yi ñoom ñëpp ay jàmbaar lañ ndax ku ci nekk ci sawar parce que groupe Futurs Médias c'est tout un groupe boo xam ne dafa yaatu te ku nekk yaa ngi bay sawar donc merci à tout le monde on vous souhaite quand même pour cette année 2022 nekk année bi gën ci yéen année bi nga xamante ni seen ay projet yàlla dina def ngeen réaliser ko on se donne rendez-vous inchallah ce week-end certainement Abba yegg na Gambie parce que xam nga diggante Gambie ak Sénégal soriwul yegg na dinañu am ay images pour préparation soirée yi et que on sera en direct avec lui samedi bu ñu xëyee ci week-end stade dinañu ànd ak moom donc di leen gërëm bu baax a baax yéen kàddu ngeen di tëjee ñu tàggatoo alors juste un big up à Antirima parce que moom kenn mënu ko tudd Gambie te dama ko nuyu donc Antirima I said you hi donc Das Gambie Awa Gambienne aussi Awa Gaye du moins on en profite di ko massaw parce que tey c'est la deuxième année de décès de sa maman moo tax tey man ma remplacer ko donc ñu ngi koy massaw di ko ñaanal bu baax a baax di remercier aussi Biz Collection pour ce joli accessoire de tête et vraiment qui a valorisé ma tenue le jour de la soirée voilà mais par contre je vous exhorte que maman bi ngeen di ko teg ci suuf nag. waaw 2020 jot na kii 2022 sama Cissé boo ma mayee sax yaatal tuuti rek ma doxantu ngeen may ma rek pour ngeen xool damay sut jiin. waaw maanaam. tëb di def nii. voilà di def nii. kon léegi ñu tuddee maman quoi mais maman bi laay bañ daal. waaw mun naa lu ne damay karate di def nii. waaw gis nga. voilà. elle est adorable. mais daal bëgg naa parce que damay bañ après papa yi daw. pour tooyee yooyu man xale laa. mais yaayu xale yi laa on antenne. maanaam xam nga ni paa yi bu ñuy ñëw ci ñun la ñuy jaar de. ñooy validé de. dëgg la ñooy validé nag. Samira. rendez-vous samedi. waaw exactement Kals di la jaajëfal bu baax di remercier ma Mado di remercier chérie Khadija Mamran di remercier internautes yi toogoon di ñu seetaan yëpp di leen souhaiter vraiment bonne heureuse année 2022 yàlla na at bi dàq at yi ngeen mës a dund ci seen àdduna yëpp yàlla na fi mbas mi jógee ba ñu mën a nekk ci suñuy programme comme niñ ko bëggee léegi nag waa TFM dañ leen di jox rendez-vous fële ca Gambie ñu déplacé affaire yi ca Gambie arena bi li fi nekkoon man bëgg naa dem nag mais xamuma man moom mën naa nekk à tout moment mën naa dem parce que Gambien yi maa leen bëgg damaa bëgg Gambien yi donc mi ngi noonu xaar leen Youssou Ndour fële ca Gambie dina fa def soirée bu extraordinaire yéen ñëpp ngeen dem 2 dates la 7 ak 8 ngeen daal di enjoy def li ngeen bëgg donc mi ngi noonu waaw ca Coco Ocean yaa ngi dégg loolu tamit am di Chouz day ñëw Mortala Fall day ñëw Lam Fall day ñëw ñun ñëpp dañuy ñëw waaw mais may jaajëfal ñi nga xam ne ñu doon seetaan di wax ne cofeel bi ñu am si ñun te yaakaar naa cofeel boobu lan am si ñoom di nuyu sama xarit Khadija sonal naa ko moom heure bu nekk laa koy woo waaw moom mu doon nit ku baax yàlla na yàlla defal ko jàmm boo gisee ma bëgg ko nag moom danoo bokk mook sama soxna danoo bokk tur moo tax te xam nga soxna si dama kaa bëgg lool man ni ma nobee sama jabar yi man damaa yëm waaw damaa yëm may nuyu waa Thiaroye di jaajëfal ñëpp di nuyu ki nga xamante ne nii mooy Sila Fashion Kër Massar moo génn fii di nuyu ñi nga xam ne ñoo doon bëggee jërë ngeen jëf jeex na alors je profite également pour souhaiter un joyeux anniversaire à tous les natifs de ce jour ñu ngi leen di ñaanal fu waay mënti nekk te bés bi di sa bésu anniversaire on te souhaite un bon anniversaire merci à tout le monde merci à toute l'équipe technique bi ñu àndaloon Ibou Diouf Of Mbaye Khadija ci coordination bi gars yi nekk ci ginnaaw Cissé di leen gërëm bu baax a baax ci son bi également Soumaré merci à tout le monde rendez-vous samedi matin ci Week-end Stade restez en compagnie de nos programmes vous êtes sur la meilleure des chaînes de télévision la télévision Futurs Médias à bientôt